sama combat bi léegi mu ñëw di li nga mën a envoyé kayitam. non xaaral sax maam dama def ak yow comme ça man lii mën a continuer si dans sama match. waaw baax na maa ngi xaar. ok am na lu ma la envoyé léegi ci sa compte Orange Money International ak Tap Send. waaw li neexul képp ku may envoyé ci xaalis ku nekk ci diaspora bi nang ma ko envoyé ci Tap Send ma jot ko léegi doo rang fii ma toog laa toog mu ñëw waaye li neexul Tap Send lii neexul Tap Send lii neexul tap. ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla. waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. musuma bëri koo xamante ne ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy takk ngemb koo xamante ne ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. En live, pay-per-view sur senaffiche.com. mbokk yi suivre luttetv.com ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare tey nag dañuy déplacé wu ñëw fi ba Mbour seen waxtaan ak santaan ñi nga ndax actualité lamb ku ne xam ne instant bi benn la muy dàq ñi nga xamante ne dàq nañ ko combat yi grand frère am waroon a bëre suba incha allah ci samedi bi digganteem ak Balla Gaye numéro 2 ngeen gis combat bi la mu dem gouverneur tere ni manifestation yi dootuñu ko sécuriser fas yéene waxtaan ak moom ci loolu mu wax en tant que Oulin Bombardier waaye waxtaan tamit en tant que mbër waxal mbër yëpp dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp ñu waxtaan ak moom Santa maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay ziar Lamine di la nuyu bu baax a baax di nuyu Sénégal yëpp mais aussi di nuyu suma xarit yi nga xam ne tey ñoom nga ma fekkal muy Abdoul Aziz Niane Mamadou Ndongo Male sama doom ndey Col Crazy di nuyu Aline Ndiaye di nuyu ko si Babou ki fi jóge léegi ma chauffeur bi la indi di ñancoo ña may liggéeyandool aussi muy waa Rolls maa ngi leen di nuyu suma DG bi bopp maa ngi koy nuyu bu baax Cyril Bathily Zal Go Faye bu Parcelles sama grand le futur maire de Parcelles Go maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Sénégal yëpp ak Patrick le sorcier blanc Bombardier aussi sama mag suma xarit di ko nuyu bu baax a baax Sénégal yëpp. mu mel ne benn point la ñu war a waxtaanee. bu yaatoo boo xam ne mën nañ ci yaatal. muy dàq gi nga xamante ne tey dàqaat nañ ko combat yi. gannaaw ba ñu ko defee le 14 mars 2020. tëj làmb ji 1 an et quelque. ñu tijjiwaat ko mu demaat 6 mois wala 5 mois. ñu tëjaat ko. ñu koy tëj nag fekk leen ngeen doon waajal seen combat mais bala ñu ñëw ci waajtaayu seen combat sax. tëj bi nga xamante ne ñu ngi koy tëj làmb ji ban jàngat nga ci def. waaw Lamine damay wax rek jàngat bu xaw a doy waar xam nga bi muy njëkk a am sax mënoon nañ ko comprendre par rapport ak contexte bi nga xam ne moom moo fi nekkoon mu am mbir mu ñëw rek daanu suñu kaw ëlëm ñu ñun ñëpp kenn xamul lan la donc moment yooyu aussi normaloon nañu jël ay mesures drastiques tegoon ko parce que li ñëw suñu kaw maîtrise ñu ko woon xamuñu woon lan la donc ñu daaxoon làmb ji mu nekkoon loo xam ne métti woon na trop xam nga mbëri toog tamit xam nga at wala lu ko ëpp nekkuñu en activité ni rien du tout ñu yuuxu nag fu nekk pour vraiment xam nga làmb ji ñu tijjiwaat ko pour mbëri mën a nekkaat seen i activité et je pense biñ koy laata tijji sax mbëri loofoon nañ promoteurs yi sonnoon nañu li promoteurs yi jotoon am sax comme subvention fekku si mbëri mais ça se comprend parce que ñoom ñooy bayeeru làmb ji mais bi ñu biwaatee làmb ji tamit ñoom woon espoir ne vraiment moment bi moom làmb ji jëlaat na yoonam te vraiment dina tegu fi mu war a tegu dootul am benn handicap donc ñu dem a dem ba nga xam ne li ci am barke démb am na ci mu nekk loo xam ne vraiment xaw na doy waar parce qu'on s'attendait pas à cela waaw. ok deuxième. tey bi nga xamante ne ñu ko làmb lu la bett la. wala bettu la. bon bett na ma li tax mu bett ma mooy xam nga dem nañ ba jamono joo xam ne tey ki nga xam ne moo ñu jiite ñun ñëpp muy njiitu réew mi dafa am benn message bu mu doon véhiculer mu ne il faut qu'on apprend à vivre avec la maladie. apprendre à vivre avec la maladie mooy lan que ne tey feebar bi dina fi nekk nañu dund ak moom mooy lan dinañu moytu waaye duñu teree def la nga xam ne moom la ñu war a def mais li tax reportu làmb yi gën ma metti balaa ñu ñëw sax si reportu Bombardier suma mag Balla Gaye ak ñeneen première journée yi mooy ñoom Bour Sine yi waroon a bëree samedi bi dimanche bi ak mbëru Grand Yoff bi la mobile ñoom Grand Mbagnick ñoom tamit waroon nañ si bëree am na ci ñoo xam ne dem nañ ba stade ñuy door a yëg ne làmb ji du am et je pense que ne loolu tamit c'est un manque de considération par rapport aux lutteurs
c'est un manque de respect aussi par rapport aux lutteurs et même par rapport aux organisateurs yi nga xam ne tey ñoom ñooy promoteurs yi parce que tamit lu mu métti mënoon nañ leen a prévenir xam nga alerter leen pour xamal leen ne carrément làmb ji il se peut du am bu ko defee ñoom ñu taxawee ñaari tànk mais waxuñu leen dara à la grande surprise de tout le monde dem ba nga xam ne yenn mbër yi dem nañ stade ñenn ñi à la veille lañ ko yegg ñu wax leen ne service d'ordre amul du ngeen mën a bëree parce que lan xam nañ ne contexte CNG am na fu mu wax ne bu service d'ordre amul sapeur pompier amul bëre du am donc je pense que noonu argument buñ tegoon la rek pour mën a dàq làmb ji mais du argument bu solide. man gis naa mbër bu ne ci stade la ko yëgee. làmbam du am tam moom mu doon këram di waajal mu nekk loo xam ne lu metti la parce que tamit boo gisee ma ne la manque de respect bi autorités yi nga xam ne ñoom ñoo ñu jiitee hormis aujourd'hui li nga xam ne mooy CNG de lutte ba CNG de lutte tey dafa ŋànku ci ministère boobu tamit am na fu mu ŋànku donc ñooñu xamoon nañ pertinemment que ne làmb ji du am et pourquoi ils n'ont pas prévenu pour alerter wax leen ne carrément kat làmb ji du am bu ko defee bu boobaa à une semaine du combat 2 semaines gars yi dinañ jël seen i motuwaay mais imagine toi li gars yi def ci xaalis ci làmb jooju yëpp mbër yu ndaw yi nga xam ne amuñu dara préparé wu ba sonn dongoli def ay regroupement de messages ñoo ñëw ne leen pour faute service d'ordre làmb ji dootul am c'est un manque de considération c'est un manque de respect ak lu mën a am donc loolu nekk loo xam ne lu ñu mën a concevoir la léegi nag mbir day tollu moment boo xam ne bu dalee sa kaw fa ngay dem pour jooytu ji ko da nga dul xam fan la parce que bu dee fa nga war a dem jooytu ñoom ñoo lay teg li nga xam ne tey jii mooy li nga xam ne jaaduwul te teguwul fenn fan nga jëm après da nga mën a yor sa làmmiñ di wax rek te boo moytul après solution xam nga du am te loolu je pense que ne tamit lu ñu war a seetuwaat la lu ñu war a xoolaat la buñ bëggee taaral làmb mais d'une manière générale aussi buñ bëggee taaral Sénégal parce que Sénégal tamit dafa am nu mu baaxoo am na loo xam ne buy am day baax aussi muy am concertation xam nga la pour vraiment trouver un consensus bi nga xam ne ni moom mooy gën ci parti yëpp pour mën a doxee loolu mais bu ngay toog ci benn côté rek di wax ne man maay l'autorité je suis habilité à prendre certaines décisions et que décisions yi boo koy jël doo concerté ñi ngi ko séqal loolu day jékki-jékki rek daal seen kaw je pense que ne li ngay gaañ day bari te depuis boobu ba léegi je pense que làmb mu ngi gaañu te du yoon. booy joxoñ baaraamu tuuma kan nga koy joxoñ gouvernement bi ngay joxoñ baaraamu tuuma CNG wala manager yi nga xamante ne tey ñoom ñoo engagé ñoom ñoo doon wax seen diggante promoteur seen diggante ak CNG booy joxoñ baaraamu tuuma kan ngay joxoñ baaraamu tuuma. waaw man moom en fait ci moment bi ñu toll par rapport aux décisions yi nga xam ne moom moo am bu may joxañ baaraamu tuuma damay joxañ état directement parce que tamit bu ñu fàtte ne CNG c'est un membre de l'état xam nga si ministère la jokk ministère boobu état la donc tey man bu may joxañ baaraamu tuuma état laay joxañ baaraamu tuuma parce que état moom mën a jël tey jii taxaw jël décision boo xam ne décision bu strict la bu nit dul mën a dindi manager bi moom dañ koy yëgal rek te fan lay yëgee boo moytul ci promoteur bi pour ñu wax ko ne kat les autorités étatiques nee nañu làmb du am kon bu boobaa ñun état la ñuy joxañ baaraamu tuuma surtout nag Lamine ma la wax benn affaire bu graaw gis nga combat Balla Gaye Bombardier combat Tapha Tine Boy Niang combat Siteu Papa Sow Reug Reug Gouye Gui c'est des combats yoo xam ne tey bu ñu waxantee dëgg quelle que soit la situation bi nga xam ne moo imposé au moment bi intelligemment état bi mënoon na ko accompagner mais defuñu ko lu tax defuñu ko foofu la question bi nekk est-ce un manque de considération par rapport à la lutte est-ce un manque de respect wala lan la man question boobu lay posé wu parce que tamit tey booy gis les Jeux olympiques ñu ngi koy accompagner Europe bi nga xam ne fa la affaire bi gënoon a méttee certaines compétitions ñu ngi koy accompagner ay nit di ko seetaan et dégg naa suma papa Gaston je pense la semaine dernière muy wax ne lamb ji de bëgg naa ko organiser mais dama koy organiser ci benn huis clos boo xam ne partiel lay doon ce qui veut dire que bu stade bi waroon jël 25 000 man dama ciy def 5 000 donc état bi mënoon na accompagner loolu xam nga organiser lamb ji ci kaw tey jii na lamb ji kat fii situation bi toll mënatuñu tey remplir stade yi mais dinañ leen ko may ngeen organiser ko ci benn huis clos bu partiel comme l'avait prédit Père Gaston te loolu lu mënoon nekk la. te promoteur yëpp d'accord nañ ci def 5000 places. promoteur yëpp d'accord nañ ci def 5000 places léegi
bu ñu weesoo foofu bu dee état dafa taxaw ne non huis clos partiel boobu noonu mënta nekk huis clos rek ngeen mën a def wala ngeen ba mais ci biir loolu s'il y a pas de mesure d'accompagnement pour wax ne kat promoteur bi yow dañ lay pousser vers un huis clos total mais avec des accompagnements dinañ la subventionner tant mu ngi nii ci table bi mais organise les combats parce que sénégalais ñu ngi xaar loolu bu loolu amul naka la promoteur bu investir ay millions di xaar un retour lu mu ci am nga taxaw ne ko defal huis clos sans des mesures d'accompagnement c'est pas faisable donc ci moment boobu je pense que ne tey gouvernement d'une manière indirecte dafa taxoon pour lamb bañ a am moo tax mu poser des conditions yoo xam ne lenn conditions yi may poser ñii duñ ko nangu et je pense que ne c'est malhonnête de leur part lu tax la semaine d'avant mooy ñoom mobile bi ñu waree bëri coupe du Sénégal am na nekkuloon huis clos lan moo tax nañu accompagner loolu noonu mënuñ ko woon accompagner lamb yi mu am ils l'ont pas fait. ci week-end bi ay soirée am na. c'est tout cela xam nga mais lan moo tax sax xam nga tey soirée bi dañu wax ne sax ñoom ñu ngi si guddi gi def nañ seeni soirée mais au même moment parce que football du am guddi gi la plupart du temps fii ci moment bi di lamb ji di am ci moment boobu la football bi di am li tax ñu nangul football mu am ay nit jóg seetaane ji il est vrai que ne am na benn wuute mooy que ne li nga xam ne moom la lamb di drainer comme football drainer wu ko moo tax tamit ñu waroon nangu xam nga ce huis clos partiel ba pare gunge ko sanitairement mooy lan li sama père Gaston waxoon dinaa def suma ay combat mais dinaa ko gunge avec des gels antiseptiques dinaa ko gunge avec des masques mais dinaa ko gunge aussi avec une distanciation sociale c'était faisable et d'une manière intelligente mënoon nañ sax pousser inciter la jeunesse à aller même se vacciner xam nga lu tax cette population là cette jeunesse là elle est fanatique dañoo bëgg làmb dañoo bëgg seeni mbër et à travers làmb ji à travers mbër yooyu tey mën nga fa jaar vacciner beaucoup de jeunes yoo xam ne tey boo leen fekkoon si seen sagoro ñu toog nga leen dem leen vacciner wu ñu ne leen déedéet mais seetaan làmb ji dina leen jaral ñoom ñu dem vacciner wu ji au-delà de dire bu ngeen vacciner wul ma may ji vaccin yi et c'était pas plus intelligent que tey ji nga gis ne tey y a des leaders qui sont là yi nga xam ne tey ji la jeunesse les suit aveuglement donc naa jaar ci ñooñu pour man vraiment vaccin yi nga xam ne maa ngi koy indi et les gens ils tardent à le faire ñu mën a dem vacciner wu par rapport ak xam nga sport bi wala par rapport ak xam nga nit ñi c'était faisable combat Balla Gaye Bombardier boo ne woon Gaston tëggal il est vrai un huis clos partiel mais nag kuy ñëw sa lamba ja na nga dem vacciner wu ji avec ce carte de vaccin là tu pourras xam nga ñëw dugg ci biir stade bi am na ñu bari ñoo xam ne kon doonoon nañ daw vacciner wu ji donc je pense que ne xam nga vraiment ce manque de respect ci làmb ji dañu ko fi ba léegi et je pense il va falloir que tamit làmb xoolaat boppam ñi ngànk làmb xoolaat seen bopp pour vraiment gagner le respect qu'il mérite. est-ce que état bi tamit du jàpp ni affaire privée la moo tax liñ ci war a dugalee loxoom du ko ci dugalee loxoom est-ce que ñoom gisewuñu foofu. bon je pense pas bu ñu gisee loolu mu nekk gis-gis bu gàtt parce que tamit l'état c'est de son devoir le plus absolu mu accompagner les privés parce que les privés tey jii ay sénégalais ñoo ko fiy taxawal ay doomu Sénégal ñoo ciy liggéey donc si on bu ñuy wax tey jii créer d'emploi wala leneen ak leneen si un privé jógee fële ñëw investir xaalisam je pense que ne tey état moo war a njëkk a taxaw pour jàppale privé boobu parce que privé bi mu ngi koy jàppale ci politique emploi am donc bu dee dañoo gisee ne c'est quelque chose de privé ba tax ñoom taxawuñ ci fuñ ci war a taxaw donc ñu ngi juum en vrai dire et je pense que ne tey li nga xam ne tey ci côté économie ci côté social moom la làmb di liggéey ci biir dëkk bi dañ ko war a dooleel parce que làmb defar na fi lu bëree bëri les agressions bu njëkkoon ni ko doon déggee te ko noonu les mamans yi nga xam ne tey amuñu dara lu jënd ak jaay bu làmb amee nga gis leen ñu jël seeni crème xam nga seeni jus dugg si stade jaay nga gis leen ni ñuy doxee bay ñaq jaay ko tu sandwich bi jaay ko tu t-shirt bi
donc lamb li ciy dund journaliste bi dafa yaatu journaliste bi keneen ak keneen ak keneen donc je pense que ne tamit il est temps aujourd'hui que tey l'autorité étatique am benn vision bu gën a profonde par rapport ak lamb te dooleel lamb parce que bu ñu waxee dëgg ñoom dooleeluñu lamb promoteur bi mooy jóg dem uti ji sponsor am moo xam nu mu koy amee est-ce que ba léegi man de bu amee yëgaguma ko état taxaw na ut benn solution pour dire que ne vraiment solution bi ñun ñoo ko ut pour jàppale ko lamb bu weesoo tey bijou bi ñu defaral ñu ngi leen ciy féliciter mu nekk quelque chose de normal parce que discipline nationale bu ñu koy wax war na am lu koy jëmmal mooy arène bi nga xam ne def nañ ko fi mais hormis cela ban accompagnement la état def si lamb man gisaguma ko lu dul ñoom ñi ne si état di dunde lamb di ci dundal seen bopp lu tax les hommes politiques pour se faire un nom la plupart d'entre eux lan la ñuy def tuddee leen drapeau di leen tuddi guddeeg bëccëg ñu wut promotion par rapport ak lamb ji bu weesoo loolu lan lañ ci def pour man defuñu ci dara donc war nañ gën a taxawu lamb bu baax a baax. bu loolu yëpp weesoo mbëri mag yi tamit ban jàngat lañ ci war a def parce que tey man damay soxla nekk maire Mbour su ma sañee dugg Mbour mu tant que Bombardier accompagné wu ma damay soxla Parcelles damay dem seeti Modou Lo damay soxla Guédiawaye damay dem seeti Balla Gaye bu loolu jeexee weesoo du ma Bombardier daf may soxla du ma gis wala mu may woo du ma ko jël ban jàngat la ci mbëri mag yi war a def waaw jàngat bi elle est très claire mooy que ne tamit comme la ñu wax rek dañuy wax ne sax ku nekkal yàlla yàlla nekkal la est-ce que comprendre la donc je pense la chose doit être donnant parce que kenn ku ci nekk tamit da ngay soxla sa moroom sportif bi nekk ci biir koñ bi il a besoin de ses autorités politiques ou bien moo xam coutumière wala leneen ak leneen ñoom it de retour noonu la ñuy soxlaa ñi nga xam ne ñooy sportif yi mais man bu dee boo ma soxlaa gis ma taxaw suma jëm am benn influence bu may def par rapport à ma personne ba mu jariñ la yow bu ma la soxlaa du ma la gis man na ma dal benn yoon de mais du ñaar ba ma soxlaa te ma am fu ma taxaw nag ndax nag li ngay représenté si politique man ci wàllu sport loolu lay représenté te boo moytul maa la gën a diis ginnaaw gu diis googu nag ma yor du ma ci ñàkk fayda dama ci am fulla dama ci am fayda et j'espère que ne tamit gars yi am nañ ci sax fulla ak fayda mais des fois ils se laissent aveugler des fois xam nga par yenn détails yi di bàyyi mu sedd te loolu je pense que ne nekkul lu war a nekk en tout cas dama ciy insister et dama ciy waxaat di interpeller état si tu as une jeunesse forte bi nga xam ne jeunesse boobu dafa am lu mu gëm jeunesse boobu dafa am lu mu bëgg te li mu bëgg lu baax la da ngay accompagner loolu da nga koy gunge ca na mu ware ak ca na mu gënee on est tous conscients que ne feebar bi am na mais Lamine suñu émission bi ñu mujjoon def dafa am lu ma la waxoon ma ne la toll nañ moment boo xam ne sénégalais sonn nañu les mesures yi gars yi jël baax na mais nañ ko alléger parce que buñ ko deful après lan la jur parce que frustration la indi émeutes yu mujj ngi fi gis lan la sénégalais bi dem na ba fees tëj nañ ko ma waxoon la ko ma ne la corona feebar la mais corona warul jur beneen feebar te am na feebar bu gën a métti corona Lamine nga nekk boroom kër feebar tax ñu tëj la ne la bul génn sa kër amoo droit dem fa ngay liggéeyee boo fa doon def 2 heures de temps amatoo temps def fa 1 heure de temps donc boo fa doon am 100 francs amatoo fa am 10 francs nga nekk boroom kër xëy jàkkaarloog sa njaboot am 4 doom wala sax ñaar mu leeral ni ñii yaa leen war a jox ñu lekk nga toog di leen xool ñuy xiif mënoo dem ñëw jox leen ñu lekk sa xool di jeex ñoom ñuy xiif loolu lan moo gën a doon feebar si àddina corona sax ko tane loolu corona moo tane loolu xëy xool sa njaboot nii ñuy xiif mënoo leen a jox mu lekk bari na fii ci moment corona bi mu am des pères de famille yoo xam ne ba léegi billaahi azim sa la ñu ñàkk seen liggéey mënuñ ko jotaat il peine à vivre état fekku leen fa tey jii te pourtant état moo décrété woon lu tax ñoom ñu toog bañ a demati yenn patron yi nga xam ne ay patron yu malhonnête lañ jaar fa ñañu bëggoon a dàq xëy na ñañu amaloon ay problème démb ak barke dem ñu def ko un règlement de compte profité ci occasion boobu jële leen ci employé ñu amoon ñooñu tey jii ñu ngi nekk di galérer man xam naa si ñu dul jeex lekkatuñu naanatuñu ñenn ñi seen i sëy tas nañu
ana taxawaay état par rapport ak loolu. Donc je pense que l'affaire on doit la gérer d'une manière plus intelligente et plus efficace mais gérance bi ba léegi amagul efficacité parce que li mu yàq moo ëpp lu muy defaraat. souvent yu mu amee di nga gis ay mbëri ndaw yu def ay sorties. di ci classe yenn mbër yi. surtout Gris Bordeaux. lii nii est-ce que mbër war na cee mën a wax Gris Bordeaux daal. waaw xam nga côté boobu man l'association des lutteurs en fait si laa sax bokk ci waxin parce que tamit mbër laa mais bu dee ci wàllu administration bokkaguma si parce que dew ma uti ji carte de membre wala leneen ak leneen ce qui est sûr et certain mais comme mbër laa rek maa ngi ci biir luy daal seen kaw dafa daal day daal suma kaw mais dafa am loo xam ne buy xew xaw ma li daan xew démb ak barke démb de mais ci lii nga xam ne moom moo am nii ak yu ko jege di ci joxaañ baaraamu tuuma Gris Bordeaux tooñ ko la te tooñ Gris Bordeaux tooñ sa bopp la ndax boo si tu te mets à la place de Gris Bordeaux te nga xam ne lii ma koy joxoñ baaraamu tuuma moom du ci lenn xam nga ne yaa ngi koy tooñ te lii xew Gris Bordeaux mënu ci dara Gris Bordeaux mbër la am na ñu ko jiite le CNG qui est habilité à gérer toutes les problématiques de la lutte bu dee moom capable ñu pour gérer cette situation Gris Bordeaux moom lan la ci man tuuti na ci ku dul moom tuuti na ci xam la donc je pense que ne mbir mu ci nekk rek nañ koy teg fa mu war a tegu j'ai vu sa réaction bi affaire bi amee am na lu ma déglu mu wax ko il a alerté par rapport à des situations foofu la ci mën a yem mais bu loolu yëpp weesoo nag après je leur dis toujours mbooloo moom mooy doole et que mbooloo mi tamit bu mu yem des fois si ay wax rek làmb boo gisee mu xaw a néew doole man damay jàppane rek seeni doole dañ ko desee boole buñ ko boole woon avec jeunesse forte bi ñu am monde bi ñuy drainer li nekk seen ginnaaw dinañ am doole lool. doole làmb est-ce que mbër kese la parce que boo xool association yi da nga gis manager yi mbër yi promoteurs yi est-ce que mënuñu benn boole nekk benn kuréel pour ñu war seen doole dëgg-dëgg mën a feeñ. doole làmb mënut doon mbër kese parce que bu dee mbër kese làmb day néew doole parce que làmb du mbër kese mbër maa ngi ci le bailleur bi nga xam ne mooy le promoteur mi ngi ci le manager mu ngi ci et tant d'autres même le CNG ñooñu ñëpp nag dañ war a def benn coalition bokk benn bëgg-bëgg dama koy wax toujours si l'intérêt elle est toujours personnel pour ngeen dem fu sori day jafe il faut que l'intérêt soit commun ñun ñëpp ñu bokk benn mbir bu ñuy xeex jàpp ne ñun ñëpp ñoo si war a jariñu mais bu dee ku nekk day xeexal boppam di gis ne man maa war a jariñu chaque jour doole bi day des donc ñoom ñoo war a def benn say te xam ne intérêt làmb ñun ñëpp ñoo ko war a jariñoo du kenn nit moo ko war a jariñoo te bu boobaa tamit ñuy jëm chaque jour di véhiculer des messages sincères mooy lan lépp lu ñuy toog di ko tënk ñoom ci seen biir muy doon lu ñu gëm boobu mooy tax bu ñu jógee foofu lu ñu bëgg a taxawal dinañ ko taxawal mais dama wax gëm-gëm bi des fois day des xam nga lu tax Lamine ñaata nga fi dégg ñu naan laan ay association des managers rek association des trucs et da ngay dem ba mu yàgg nga gis muy sooxe wala nga gis muy doxee ñaari pàcc wala ñetti pàcc kon sincérité amu fa si c'était sincère benn pàcc boobu mu def day gën a dëgër te dara du ko yàq donc je pense que ne dafa am benn manque de sincérité de par nos gestions ba tax tamit failles di am à chaque instant donc il faut ñu jàngataat loolu yëpp saytuwaat ko buñ bëggee vraiment xam nga dem ci kanam et buñ bëggee aussi vraiment taaral làmb pour li ci des. ok loolu am na solo fi may jeexalee ak yow ci point boobu noonu mooy lii nii yëpp kan moo ci gën a perte mbër bi promoteur bi wala sax sponsor bi kan moo ci gën a perte parce que boo xool combat Siteu ak Papa Sow bi mooy 2 fois ñu koy dàq. combat Ada Fass dañ leen fay boo xool. lu demee noonu. combat bi def na 1 an et quelques. kan mooy gën a perte. ñooñu moom dama leen yërëm Papa Sow Siteu dama leen yërëm dama leen ñiimantal billahi azim parce que préparer combat rek ñu dàq ko dafa metti waxuma la nga préparer ko ba muy waaj jege benn yoon ñu dàq ko ñaari yoon bay dugg si ñetteel te leer na ma ne ci bii nii seen lépp lañ ci def metti na trop léegi fa lañ koy yóoxu jee parce que tamit il faut qu'on soit logique
si aujourd'hui le promoteur bi nga xam ne moo def montage du combat yooyu yëpp s'il n'est pas subventionné par l'État moom naka lay mën a ëlbati ko subventionné mbër wala mu doolil mbër dara parce que ni mbër mi perte moom noonu lay perte quoi qu'on puisse dire parce que am na yeneen frais yi muy def yu bu weesoo li mu fay mbër yi kese. organiser ay face à face rek. organiser ay face à face leneen ak leneen. ay bande annonce. def ay bande annonce ah des fois nga gis benn Ablaye Ndiaye bu jóge fële benn 30 000 ci suuf. benn 50 000 fële ci suuf. du jeex kooku tamit il est perdant. fan lay récupérer ji loolu mu perdre donc je pense que moment bi d'après li dal suñu kaw. soi-disant des fonds Covid ak yeneen lañ fiy tudd ci ay milliards ci fonds Covid bari na trop bu dee vraiment état taxaw na pour jàppale pourquoi pas subventionner les promoteurs yi nga xam ne tey jii lii dal na seen kaw et que promoteurs yooyu aussi dem vers les lutteurs à partir du moment où jot nañ subvention dem subventionner les lutteurs yi nga xam ne vraiment ils sont des impactés ba nga xamee ne Covid bi taxaw na ba léegi nii donc à l'état de réagir par rapport à cette situation drastique et dramatique même xam nga ñoom dañ ci war a taxaw état moment bi warul seetaan bu seetaanee rek def lu dul yoon ci lu leer laa lay wax muy Pape Abdou Fall di Gaston di même le promoteur Fallou Ndiaye Bendo Dakar ak mooy le gars la Pape Sarr la xaw ma ñoom ñooy ren Dakar ñooñu ñëpp ci moment bii ñu toll état dafa war a taxaw jàkkaarloog ñoom parce que déggoon naa Pape Sarr mu wax ne des jeunes yi nga xam ne dañu nekkoon en Europe dajale seeni millions ñëw il est vrai que ndogalu lu yàlla la mais nag ci biir loolu état war na mën a xoolaat nag oo ñooñu ñëpp boole leen autour d'une table xool kenn ku ci nekk naka lañ lay dampe ba nga xamee ne commettre nañ erreur ba pare parce que tere ñu tere lamb ji erreur la Lamine il devait accompagner ces combats là sanitairement je te dis je me répète waxoon naa ko léegi sanitairement limité ñay dugg ci stade ba xam nga gel yi nekk fa ak leneen nekk fa ñu encadrer lamb ji ba mu jeex bu jeexee nag après ñu door xam ban taxawaay la ñuy am encore la solution ça ne serait pas aujourd'hui de fermer la population sénégalaise ça va les pousser à la frustration et la frustration après lan lay indi jéngu bi lan lay indi après woon président Macky Sall wala woon suñu autorités yi ñun dañoo xiif lekkatuñu naanatuñu on préfère mourir du corona que de mourir de la famine man ku ma waxoon deewal ndax corona wala xiif ma ne la dee ci corona moo ma gënal dee ci xiif ndax dee ci xiif da ngay souffrir ba keroog ngay dee donc autorité dañu xoolaat il faut pas qu'il se laisse malmener par une peur bleue ba nga xam ne les décisions yi ñu war a jël pour accompagner xam nga nit ñi ci moment bu métti bi ñu nekk duñ ko def parce que ñoom ñëpp koo ci gis nag tey jii buñ doon toog 3 à 6 mois di tëj dëkk bi duñu souffrir ils ont les poches pleines mais le Sénégalais lambda la maman qui vit au quotidien le papa qui vit au quotidien ñooñu est-ce que seeni xel autorité dina dem si ñooñu yow sa yaayu kële xëy dem marché pour waas jën buñ la fayee benn 200 500 nga dem dundee ji ko kii di dem marché jaay karotam wala suppamem lam fay gagné moom lay dem dundi jee boo ko toogee ne doo dem benn fan ñaari fan ñetti fan lor nga kooku waxatuma laay weer donc la solution ne serait pas aujourd'hui de fermer ce pays là et que seen xel sax warul daj loolu. macha allah loolu am na solo kon nag assurance bi nga xamante ne da ngeen koy dagg parce que mbër buy bëree di nga dagg assurance. kon assurance bi tamit war nañ ko xoolaat CNG xoolaat ko manager yi fas yéene fex ci waxtaan ak CNG bi pour ñu leen di assurer ndax genre yu mel ni bu amee assurance dafa war a fay mbër bi pas mu blessé rek ñu faj ko mais ngay wàcc sa combat ba mu des 5 jours ñu arrêté ko assurance war na mën a fay mbër bi ci loolu noonu yaakaar naa loolu jar na xoolaat effectivement assurance non seulement assurance xam nga les sanctions des fois ci yi ñuy sanctionné mbër yi liñ leen di dagg assurance bi ñëw tegu si donc je pense que ne am na fu mbir di toll tamit CNG bi s'il a une très bonne organisation parce que man je suis pas dedans pour xam naka la ñu organiser woo mais des fois il suffit de gis ni muy doxee rek day gis ne peut-être am na un manquement quelque part donc bu ñu organiser waatoo je pense que ne tamit li nga xam ne mooy assurance bi war na di taxawu yenn mbër yi hormis sax situation yu mel nii on voit un Sa Cadior 2 bi nga xam ne des années mu ngi feebar keneen ak keneen tamit dal na fay mbër yoo xam ne feebar nañu le CNG même bu dee réagir na je pense que ne bariwul
et que ci biir loolu yëpp tamit CNG waroon na di réagir ci yooyu yëpp par rapport ak assurance su mbër yi li ñuy dagg mbër yi des fois ak yooyu yëpp pour vraiment accompagner les lutteurs bu ñu nekkee dans une mauvaise passe loolu aussi war nañ ci mën a vraiment organiser wu baax a baax. aca léegi beneen point bi ñuy jeexale mooy bi ngeen yégee dàqu combat bi ci lan la leen fekk yéen waa écurie Mbour Bombardier ak mbër bi naka la ko dundee. waaw en fait ñun moom vraiment on était fin prêt moo la waxee dëgg parce que tamit des professionnels xam nga préparer combat ba mu des une semaine ñooñu pare woon nañ presque je pense une semaine yëpp li leen waroon rek mooy récupérer moom seen yaram xam nga seen doole toog ñu am fraîcheur pour le jour J ñu dem xam nga accomplir leur devoir voilà on s'y attendait pas sérieusement parler parce que man ba 5 jours du combat rek maag bom xam nga ñu ngi waxtaan xam nga vis-à-vis du combat xam nga les perspectives ak yooyu yëpp ñu ngi ciy wax vraiment on était tellement ambitieux et confiant par rapport à ce combat là donc report bi moom buñ ko waxee buñ ko waxul vraiment ça nous a abattu sérieusement psychologiquement nag parce que tamit day jaadu xam nga mbir moo xam ne préparé nga mu des ay jours jër sa lépp def ci énergie tout xam nga le Balla Gaye tamit ci côté ba lay dem INSEPS France def ay énergie ba yaakaar ne pare na ñëw xam nga lu mel ni daal ci seen kaw métti na lool donc ku ci wax ne tu t'es pas abattu psychologiquement rek da ngay wax parce que foofu lay njëkk a laal ba pare balaa muy dem feneen donc loolu moom moo ñu dal mais tamit comme ay way ngëm lañu tamit ñun suñu force sénégalais suñu doole mooy loolu lu mu métti quelle que soit la situation on s'en remet à Dieu delluwaat rek ci yàlla suñu borom la ñu def te gëm ne lu yàlla def rek loolu dafa gën est-ce que comprend lu ma la wax xam nga jébal ko yàlla suñu borom muñ ko tamit malgré métti na waaw di ko métti lu nag jusqu'à la dernière minute la décision des autorités buñ ko waxee buñ ko waxul neexuñu kenn ku si toog di wax sax naa da ngay neexal nii rek parce que t'as plus le choix pour nekk fi di wax nit ñi di la dégg mais dans ton fort intérieur xam nga ne amoo lu la neex et man de vraiment santa aw ma ci lu ma neex et par rapport à cette décision là je suis pas fier de mes autorités étatiques sérieusement parler waaw. Bombardier nan la ko dundee. métti xam nga moom nag xam nga moom vraiment li déranger ñu bari déranger wu ko xam nga moom c'est une vraie force tranquille sérieusement il reste serein tranquille daal même ci benn SOT mu ngi wax ne lu yàlla def rek dafa gën mais combat bu naroon a neex waaye xam nga loolu def ci STM combat bu naroon a neex waaye lu yàlla def rek loolu moo gën loolu def ci STT bi donc essayer de gérer xam nga la situation sereinement mais dans son fort intérieur leer na ma ne il est abattu parce que c'est un combat boo xam ne ñun suñu wàlla bopp jàppoon nañ ni ak lu mën a am te wax naa la ko yoon 2-0 day am donc bi demee ba jege ko mu demee nii aussi xam nga dinañu laal te laal nañu wax dëgg yàlla. pourtant waa Guédiawaye nag nee nañ sant ngeen de ci dàq bi nga xamante ne dàq nañ ko combat bi parce que ñun gis nañu yéen. desi woon ngeen a pare. non xam nga dama la ko waxee yoon. waxtaan nañ si combat bi yoon. Bombardier bu parewul woon. yàlla xam ne man maa ngi njëkk a wax ñëpp ne parewul. ndax bu dee Bombardier parewul ma nekk rakkam. nekk genn wàllam nekk léppam. parewul ma di ko jàppale si pare nga maa ngi koy rey. dëgg la. te man du ma gunge nit ci lu dul dëgg du ma ànd ak nit ci lu dul dëgg. te su yàggee nga foo. te bu yàggee ma foo. te damay wax chaque jour bés bu ma dundee ba nar a foo. maa ngi ñaan yàlla bés boobu yàlla na ma yàlla jël ndax sama dund amatul njëriñ si àddina. li gën a bon si àddina Lamine mooy nut di dindi ci tricherie di dund ci lu dul dëgg doo ko wax doo ko def sa dund pertement la yaa ngi perte fii yaa ngi perte fa ñu jëm. yàlla nag moo ñu dimbali maag Bombardier yàlla boole nañu mais si sincérité rek la ñuy dund. billahi azim. même man bu ma nekk ci yenn détails il tarde pas à m'appeler pour santa ma ne ka mun a ma lii ak lii moom aussi la même chose combat bi taxaw bañ ciy wax dafa fël suma làmmiñ ne ma jaral nga xam naa fi nga jëm combat bi sama combat bopp la man maa ko bëggal sama bopp te yow di nga gis te na mu ko waxee noonu ko liggéeyee noonu la ci entraîné yor doole ju wóor nag baa Guédiawaye bu leen neexee parce que tamit ñu waxee foofu parce que kenn ku nekk da ngay défendre say argument gis nañ ne seen i mbër pare woon na ci côté yëpp donc li jotoon rek mooy mu ñëwoon fayu ñu nit si suñu boor gisoon nañ ne
pare nañu 2 heures yi day mot. day mat yàlla indi na li mu indi ça ne sera que partie remise li ci kanam raw li bët. li ci kanam raw li bët tey jàpp nga ne ak lu mën a xew 2-0 da ngeen ko dóor Balla Gaye. waxoon naa la ko dama ne la. du waxi Bombardier naa la ko waat. waaw c'est ma conviction personnelle. sama gëm-gëmu bopp la. combat dafa taxaw ma woo Bombardier jóg waxoon naa la ko. ma ne que boo tegee sa tànk fa nga ko war a teg. 2-0 day am mënu koo bañ. te loolu tey laa ko gën a wax. sama waxi bopp la du waxi Bombardier. sama gëm-gëmu bopp la. bu ñu bëri woon le 31 juillet Bombardier gis nga ne tegoon na tànk fa mu ko war a teg ba bu ñu bëri woon le 31 juillet. weesu na ko teg fu raw foofu dama doon dégg sax Balla des fois sama frère boobu di wax waxu doole. mais làmb ji bu ñëwoon rënku moog Bombardier mu xam ne yàlla dafa am lu mu maye. am na yoo xam ne si àdduna exception lay doon. yow boo gisee morphologie Bombardier ak sa longévité nga xam ne kii am na lu ko yàlla may. benn bi ne mu nekk fonk boppam caaxaanluwul Bombardier fowluwul ku am doole nga ku am kantan ba pare nag am fit am jom moo tax combat bi lim ko jaral ma xam ko xamoon naa ne buñ nee rënkum ñoom ñaar yuuxu dina jub fuñ ko foogewul te ba léegi loolu laa gëm 2-0 yi day am incha allah. aywa loolu noonu la demee kon combat bi foofu ngeen ci tolloon yéen a ngi noppalu après ngeen reprendre ak seen i entraînement mais du ma jeexal te laajuma la. ci sa benn frère. maa ngi koy wax ci bi may reporté combat bi. combat Modja bi. ndeysaan maa ngi naan maa amul sago ci Modja. waaw xam nga kooku. combat bi bu ñu ko pertee noo ko dundee. kooku sama genn wàll la. comme Bombardier ni ma nekkee suma genn wàll xam nga Lamine. joxe sa bopp yombul. te Modja dafa nekk góor ci biir góor yi. nit ku jàpp te jàppantuwul. li gën a am solo mooy nit ku reconnaissant. te c'est un gosse très reconnaissant bon du def lu ma yëgul bësam boobu bu doon tayle bakkan day tax mu am ndam billaahi dama koy tayle yàlla xam na ko te wax naa ko mais nag yàlla kenn du xëccoo ak moom ñàkk na combat bi metti na ma trop nag parce que c'est un combat boo xam ne vraiment combat boo amoon importance ci carrière am la mais ça ne sera que partie remise mooy li ma ko wax bi combat bi jeexee def nga li nga war a def tu t'es entraîné summeeku nga kenn jéppiwu la bëre nga it kenn jéppiwu la daanu nga mel ni yaa daan ndax prestation bi nga def je l'ai encouragé waxtaan nañu par rapport ak li nga xam ne moom laa xalaat ne jural na ko faay ce qui se dit pas devant l'écran mais waxtaan nañ ci maag moom et je pense que ne loolu aussi tamit ça va l'aider à ragaillardir dina ci jëlee ak màgg ba nga xam ne bu ëllëgee tamit l'erreur qu'il a commis ci biir combat bi parce que lu maanaam il a commis une erreur ci biir combat bi moom sax xam na ko parce que dégg naa ko ci benn émission muy décortiquer combat bi ba wax sa loola donc je pense que ne bu subaa dina éviter loolu et da koy gën a préparer parce que moo xale la yàlla moo ko dimbali ci biiri moromam mu teel ci génn siiw ña mu bokkaleen arena tour ba yëpp tey di déggatoo ci kenn il est le seul bi nga ciy dégg xam nga donc damay ñaan yàlla na ko yàlla dooleel aussi yàlla na ko yàlla gunge vraiment defaraat entourage am ci côté yëpp te ñun aussi duñ ko seetaan ndax ñun ak moom ba muy door ba fi ñu ak seen yi tey du ñu seetaan dara di ko yàqal làmbam chaque jour lu am rek dinañ si jëlee ay jàngat gën a defaraat et di ko ñaanal yàlla aussi roi des arènes incha allah tegu ci loxoom sama rakk Malick Niang tamit xam nga naka promoteur yi gëstu tamit wax na ko bii passé su ma bëreewul damay bàyyi dama koy rectifier ci côté boobu sama rakk la ay nit bu ñuy waxtaan dañuy waxtaan ci dëgg Malick Niang warul wax buñ ma tëggalul combat damay bàyyi ba may ut licence tàgguwul kenn utalul licence benn promoteur boppam la ko utaloon ak xëy na les couleurs de Yoff kon même bu bëriwul na toog ànd ak dalam ànd ak muñam te xam ne la ko defoon champion mu ngi fi bu bëri jotee dina bëre la ma ko doon conseillé laa koy conseillé waat tamit il faut reculer pour mieux sauter ña nga bëgg a bëreel bu ñu nanguwul bëree ak yow xam naa tey boo delloo ginnaaw am ñoo tàllal loxo di nga def différence demaat fa nga bëgg a dem ndax benn Ama Baldé rek moo ko daan nag te ki ko daan mën na daan ku nekk si Ama Baldé ku mu mënta daan si làmb amul kon bu la daanee nga am benn faux pas booy doxee jëlaate benn mbër daan ko rek tegu fa nga nekkoon ndax benn moromam rawu ko mais li tax ay moromam tey bëgguñu bëreek moom xam nañ ko xam nañ ne Malick Niang neexul ay mbir loolu tax ñenn ñi bàyyi ko fi kon histoire cachet ak yooyu na jël ko teg ko fële ne man moment bi je suis capable de remonter la pente mu remonter la pente ñëwaat et puis dégg roi des arènes comme ay moromam parce que il est capable de le faire
macha allah loolu am na solo kontaan naa ci yow lay tàggatoo. li may tàggatoo mooy gërëm la Lamine ni ma lay gërëmee saa su nekk déplacement yombul xamante toujours disponible di gërëmaat tamit bërëb bi ma fekk muy bërëbu liggéeyukaay la tamit chez Nico muy bërëbu xam ne nit ñi dañ fi ñëw di fi dallu mu nekkaat en réflexion xam nga di gërëmaat aussi waa Rossé may liggéeyee DJ Taf Saf sama grand sama xarit Go Fay tamit maa ngi koy gërëm di ko sant à travers sama benn grand Baye Fall bi Dieng parce que bëggul may tudd turam di gërëm Sénégal yëpp di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg lii fi xew tey muy mbas mi ñun ñëpp nañ ci ànd ak gëm yàlla waaye ànd ci ak aussi ak moytu di joxoñaat aussi suñuy autorité ndax man autorité rek lay tiit dañu war a gunge ci biir Sénégal bu dal Sénégal bu am jàmm ak salaam mais bu ñu gunge ci Sénégal bu tàkk gunge bu Sénégal bu tàkk mooy lan di jël des décisions forcées et par la force nañu xam ne ñun ñu yi ay nit lañu te ñun ñoo leen fi teg on a des décisions aussi des fois ñu di ñu déglu la fois passée émeutes yi am ñàkk ñoo déglu moom moo tax bu ñu déglu woon du am billahi azim parce que bi xalifa généraux yi commencé taxaw ne non diw dellul ginnaaw nguur gi dellu leen ginnaaw bu ñu déggoon li am du am mais dégguñu ba li am après dégg naa ci benn communiqué ñu ne dégg nañu suñu jeunesse dégg nañu suñu population ma ne déedéet dégguñ ñu ndax bu ñu déggoon duñu xaar ba ay nit dee ba pare ñuy door a taxaw di intervenir donc c'était médecin après la mort ça c'est à éviter nañu yàlla defal Sénégal jàmm Père Gaston tamit di ko jégalu mënuma ko ñàkk a jégalu tëgg na suma combat ak Weuz jàmbaar yàlla def ñuy préparer ci biir préparation nit du teg boppam gàllankoor sama loos bi newi ma feebar mootuma woon bëre man la gën a naxari ndax bi may jël combat bi xaalis taxul ma jël ko chaque jour ma dégg ma ko lan ma fay si cachet manu sa préparer sama combat mais dama ko jëloon ndax lan nekk naa ci benn série noire li tax ma jël ko mooy lan bëre daan génnee sama bopp nekkaat ci leneen kon bu ma demee ba gàllankoor am bëreewu ma aw ma lu ma gënal beneen bi tamit 17 ans de carrière laa def au moins mosuma renvoyé combat parce que dama blessé benn yoon la ma sax muy sama diggante Yékini Junior te ba ma demee bay bëri jeeg moom sax waruma woon mais bëggutuma woon téye ko tamit lu yàgg moom toog handicapé carrière am ma sox ak blessure ba dem bëri ji jëlee naa ci expérience ba nga xam ne fa laa jógee ne dootuma bëre mukk ak blessure parce que tamit dafa am lu nekk sama ginnaaw combat bi taxaw ay nit jël alal yu bari def ko ci man ne ma daan rek la ñu soxla ci yow moo tax bi ma blessé tamit ñoom ñu alerté ma yàgg nga blessé di dem bëre ji mais combat bi loolu boo ko defee ñun ñooy taxaw sa diggante ak bëre te nit bu la yàlla joxe ay nit ñu lay jàppale cause pour laquelle te mënu moon forcé bëre ji sama kantan mayu ma ko woon sama wërgu-yaram mayu ma ko woon maa ngi jéggalu Weuz tamit ndax xale la bu nekk si yoonam xëy na peut-être bëggoon a bëreeg Santa bu ko daanee xam ma def beneen palier lii am tey jii tamit gënul ci moom it maa ngi koy jéggalu bu baax a baax di ñaan yàlla heure bu gënee rek incha allah yàlla na yàlla def combat bi taxaw te ma daan ko si nekk ci leneen. jërëjëf. sama combat bi léegi mu ñëw di li nga mën a envoyé kayitam. non xaaral sax maam dama def ak yow comme ça man léegi mën a continuer si dans sama match. waaw baax na maa ngi xaar. ok am na lu ma la envoyé léegi ci sa compte Orange Money International ak Tap Send. waa li neexul képp ku may envoyé ci xaalis ku nekk ci diaspora bi nang ma ko envoyé ci Tap Send ma jot ko léegi doo rang fii ma toog laa toog mu ñëw waaye li neexul Tap Send lii neexul Tap Send lii neexul tap. ñun nag ay jullit lañu ñun gëmuñu ku dul yàlla wóoluñu ku dul yàlla. man damay ñaan si yàlla waaw moom mi waat nag li tax mu waat moom moo xam. musuma bëre koo xamante ne ñoo tolloo ñoo mës a bëral ñëpp ma daal la nga daal ma yaa ma sut. loolu waxi mbër la rek du yéen gis ngeen Papa Sow du maa ngi nii taxaw gis ngeen waaw kon kay nañ bàyyi ba bis ba rek. amul benn mbër buy takk ngemb koo xamante ne ñun suñu xel day am xel ñaar si yow. bis bii moo ma jaral gisuma kenn ku dul Papa Sow. En live, pay-per-view sur senaffiche.com.